asalaamualeykum sunu mbokk téléspectateur Ndam TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi fi jotaxu ci biir semaine bi li ci gën a fees nag di ab ndaje boo xamante ne waa coalition ànd defar Tëngéej amaloon nañ ko fële ca diwaanu Médina Zac bi ci topp di le docteur El Hadji Abdourahmane Diouf nekk président bu parti Awalé moom itamit amal na ndaje waxtaan ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany bu président du mouvement Gëm sa bopp ab Alioune Mar amaloon nañu ab ndaje fële ca mairie bi Rufisque Ouest jotal faaw amal benn lëkkaloo ngir jëm ci élection yi ñu dëgmal ginnaaw génnam ci Benno Bokk Yaakaar ki nga xamante ni mooy Doudou Maïssa Wade bu coalition Taxawu sa Gox amaloon na ab réunion ngir waxtaan ñi nga xam ne ñooy ay militant beneen xar kanam bu bees gane si ñi nga xam ne ñooy jàmmaarloo ak mairie bi kiñ ci gën a ràññee nag di Baye Mor Fall amaloon na ab ndaje ngir samp ab coalition bu bees buñ duppee jëf jot na ginnaaw tànneefu Macky Sall bile di Ismaïla Madior Fall ci Benno Bokk Yaakaar ki nga xamante ni nii mooy Seydou Diouf àndu ci benn yoon waral mu dellu cosaan ci parti pour le progrès et de la citoyenneté formation buy tàggat ay ndaw jëmale ko ci wàllum théâtre moom lañ nemmeeku fële ca théâtre national Daniel Sorano ci ndimbalu ki nga xam ne mooy monsieur Adama Diop ki di Alioune Seck nag ñu gën koo xam ci Alaysa dëggal na li nga xam ne mooy candidature am ci élection maire yi ñu dëgmal ki nga xam ne moo di Moundiaye Cissé nekk directeur bu exécutif bu ONG 3D nag amaloon na ab ndaje waxtaan moom itam ngir nguur gi gën a bàyyi xel rek ñi nga xam ne ñooy PME PMI naxar ak tiis gane si ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ab accident bu metti ginnaaw convoi bu doon jóge fële sa Ziguinchor accident bi nag ñetti nit jot nañ saa ñàkk seeni bakkan nes tuuti ñu dikk ak yéen ci yaatal yi comme ni ñu leen ko waxee woon rek ci njëlbeenu xibaar yi ki nga xamante ne ni mu nag mooy Abdou Lahad nekk président bu ànd defar Tëngéej amaloon na ndajeb waxtaan fële sa Médina Zac muy xamal ne rek ñi nga xam ne ay militant ne am na mbégte ak contentement bu mag si wuy si buñ ko wuy si fële sa Médina Zac fii ci Médina Zac xam nañu yéen a ngi ci waaye loo leen ci defoon ci yitte ci taxawaay na ngeen ko dolli loo leen ci defoon ci pas-pas na ngeen ko dolli fépp foo xamante ne mën ngeen fa dugg jottali fa suñu kaddu ñu ngi leen di dénk kaddu googu muy kaddu njariñ muy kaddu defar muy kaddu yaatal muy kaddu jariñ donc loolu doy ngeen ñu si ñu ngi leen koy dénk te bëgg nañu fii nga xamante ne moom mooy Médina Zac képp ka nga xamante ne bàyyeekoo nga feneen boo ñëwee ba taxaw ci tali bi di nga jéggi parce que da nga xam ne fii booloo defar Tëngéej moo fi nekk wax fa dëgg yàlla dafa am kilifa gu baax gi wax ne sagar day jige sën muy wax ju am solo wax ju yenu maanaam lu ñu fiy sàkku dama yaakaar ne ñi nga xamante ne ñooy seeni mbokk ñi nga xamante ne ñooy seen njaboot balaa kenn di si am cër yéen xam ngeen ne ñooñu ñoo si war keneen ku fi bokkul dëkku fi bu fi duggee nañu ko yëgal ne bokku fi dëkku fi ndax fii dafa am suñu njaboot dafa am ñu ko séqaloon dafa am kóllëre gu ñu lalante woon te incha allah kóllëre googu boo leen ko fecciwul te xam nañ ne du leen ko fecci ñun du fecce ko si ñun bu soobee yàlla. ki nga xam ne mooy El Hadji Abdourahmane Diouf nag doon lancé partem bu bees bi mu duppee parti Awalé di ñu xamal ni rek moom Abdourahmane Diouf ne Sénégal bi mu jëlee indépendance ba tey amul changement te réew mi mënoon a dépassé fii yëpp ndax Sénégal dafa soxla li nga xamante ne mooy concordance. du dox te du mës a dox tant que moo ñu ko nii nga xam ne ñun waa Sénégal noonu lañ ko bëggee. Parce que réew mii ñu yor depuis 1960 muy la République du Sénégal ñu am constitution am président am premier ministre am gouvernement am assemblée nationale am pouvoir législatif am pouvoir judiciaire doxul parce que ni ñu ko mooñee bokkul ak suñu xalaat dañu doon dëkku concordance boobu mooy lépp lu ñuy def dañ ko war a diisoo pencoo ñun mérité wuñu benn nit boo xam ne moom cundum ci ay millions de sénégalais moom mooy buur moom mooy bummi moom mooy décider moom mooy wax moom moo am droit de vie et de mort sur l'ensemble des populations sénégalaises.
ñu jàpp ne loolu ci li tagga tembe dëkk bi la ñu xool dëkk bi ni muy doxee ñu ne ñun li fi nekk moom la ñuy woowee démocratie de concurrence bi maanaam kii nga xam ne moo gagné même bu dee fukki nit la am ci dëkk bi dafay jël lépp aaki moo ko yeneen juróom-ñeent fukki nit yi nekk ci dëkk bi te ànduñu ak ñoom bokkuñu ci xalaat bi mu mel ni ñun dañu jël li nga xam ne mooy suñu xam-xam suñu cerveau jël ko def ko entre parenthèses ne soxlaatuñ ko nañu jël rek ñii nga xam ne ñoo fi nekk di doxal ñoom ñu doxal mu am nag yu bari yuñ ci jàng def ay proposition ne lii pour ñu suñu dëkk dox dañuy jóge ci république du Sénégal bi ñu fi tubaab bi tegal dem ci république sénégalaise bi xam ne ñun ñoo ko tegal suñu bopp. ñu toftal ci ki nga xamante ni mooy le maire de la ville de Rufisque Ouest di Alioune Mar moom it ànd ak Bougane Gueye Dany di président bu mouvement Gëm sa bopp ñu amal ab lëkkaloo rek ngir mu jàppale ko ci élection maire yi ñu dëgmal Bougane Gueye Dany di ñu xamal ne rek ni yéeneem ci ki nga xam ne mooy Alioune Mar dépassé na sax la ville de Rufisque. Je crois que le choix n'est pas fortuit. Le choix porté sur le maire Alioune Mar pour cheminer avec lui à Rufisque, c'est un excellent choix. Vous avez parfaitement raison. Nous partageons beaucoup de choses et surtout le social que vous faites dans tout le département. Je ne vais pas parler de la commune de Rufisque-Ouest. dañu nekk ci réew yu nit ñi soxla ku leen di taxaw ki ko xam ba koy def dafa jar a bàyyi xel et je crois que Rufisque tey jii bu ñu taxawee ne dinañu la porter ci ville bu Rufisque gëm nañu ko parce que liggéey nga ko et bu ñu jógee ba tànn la ànd ak yow fii ci Rufisque c'est parce que nous sommes certains du travail que vous avez abattu mais du capital social bi nga xam ne am nga ko dans la ville de Rufisque. Monsieur le maire, c'est vrai, il faut se battre pour la ville de Rufisque. Mais mes ambitions pour vous dépassent le département de Rufisque. Compatibilité bi ma waxoon au départ moom mooy feeñ ci affaire yooyu gis nga boo yoree gis nga engin ba la mu yor boo yor benn puce boo xam ne c'est pas compatible doo dégg li muy wax micro bii ma yor dafa am ay éléments yoo xam ne dafa ànd ak moom compatible bu fekkente ne da nga jëloon beneen nga def ko ci kon du mën a wax mooy seen télévision yi mooy jataay yi mooy lépp il faut que yëf yi ba naa ànd bu mënul ànd rek defe naa ne gëw ma ne loolu dina am résultat positif Ami Thiombane aussi vraiment wax dëgg yàlla nekk ci dinu ci ñaax di ci waxtaan ak ñun parce que moom it bu dee social fii ci Tëngéej rek je pense que ne Ami Thiombane mëne yaakaar naa ne yàgg na ko def ñuy continuer ba keroog ma ne nag il faut ñu dugg dans la phase active. J'ai montré que je suis de bonne foi. Bougane a montré qu'il est engagé à être avec nous, mais maintenant il faut aller dans la phase d'application. La première phase d'application, nous avons vu qui ANCP, moi dit maintenant ce ne sont plus les leaders, que les délégations investies de confiance nous pour que nous puissions aboutir. Bamou Amei, naa ne ñoom Kalidou ne mais waa Tëngéej ji bari nañu ay revendication mais waa Tëngéej ji ñoo bari ay points de revendication mais du dara nous on mangeait avant de voir Bougane ñu ngi doon naan aussi avant de voir Bougane c'est parce que aussi nit booy ànd ak moom da ngay xool fan ngeen war a mën a jëm mais du soxla boo xam ne taxawoon nañu bëgg ko ci régler donc je pense que ni loolu kese la woon
ki nga xam ne mooy Doudou Maïssa Wade bu coalition taxawu sa gox moom woote woon na ab réunion pour waxtaan ak ay militants am kenn ci ñoom di El Hadji Fall Makati ñëwoon rek ngir leeral nit ñi liñ doon laam-laamee ci diggante moom ak Doudou Maïssa Wade. koo xamante ne mu ngi woon partout à Rufisque am des militants à l'est au nord et à l'ouest mu préféré tànn ma ñëw ànd ak man pour ñu dem ci combat boobu donc El Hadj ñu lay nuyu ndax tey ñoo oote woon réunion bi pour informer militants yi informer leen ci fi ñu jëm ak enjeu yi mu am ak suñu coalition nu mu tudd mu nekk coalition de l'espoir coalition boo xam ne dafay dundal yaakaar muy coalition bi nga xam ne de l'espoir tudd taxawu sa gox donc tey dañu ñëwoon tey pour informer militants yi nekk à l'est donc yow tu es mon frère. tey sama teewaay fii c'est juste pour ñëw firndeel et puis dëggal aussi li nit ñi doon laam-laamee tey mooy que El Hadji Fall Makati day liggéey ak Doudou Maïssa ou pas donc tey à partir d'aujourd'hui waaye man El Hadji Fall Makati ak képp ku ma àndal ak ñeneen aussi parce que ñeneen dinañ ñëw voilà parce que xam nga dañu nekk ci ay élections yoo xamante ne man dama koy wax parce que ñun ñëpp ku ñu xam-xam ne Macky Sall lañ gëm. ñu des ba tey ci wàllum politique ci ki nga xamante ne nii mooy président bu jëf jot na di Baye Mor Fall am mbette bu mag ndax nee ne waa Tëngéej dañ koo sas te dina def kéemtalaay kàttanam pour jëmale Tëngéej ca kanam. bisu tey bi nekk na bis bi ma gën a neex ci suma àddina te xeex nañ ko ay weer ay fan ay guddi yu bare bari yu xóot ba ñuy commencé ñetti nit lañ woon muy Abdoul Aziz di Assane ak man mu metti lool ñu bari ci samay soppe nu mu leen koon wax li ñu doon wax toujours mooy kii du dem fenn mais ñu gëm ko di xuus ba yàlla def li muy def tey donc ñoom ñu maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ci seen taxawaay di ñu def bañ egsi fii di gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant dëkkandoo yi di sant tamit ñëpp ñoo xamante ne ni am na ci ñun yéene parce que lii mënuma koo fay waa Tëngéej surtout nord bi lii nag dañ ne yéen da ngeen maa sas ngeen ma def man pour man jàpp naa ne bu ma doon tëdd di nelaw 2 heures de temps dinaa wàññi beneen 1 heure de temps ndax jaral ngeen ma ko woon ngeen ne tamit am ngeen ci ñun yaakaar loolu du lu ndaw ba tax na lépp lu ñu gis ne njëriñ la ak fu mu mënti doon ak ku mu mënti jaar dinañ ko def moo tax ñu indi kilifa yi indi yépp fu nekk kilifa nekk ku ñu xam ne mën na def dara ci gox bi ñu fexe koo indi moo waral taxawaay bii taxaw ñu taxaw tey parce que ñi kenn ku nekk rek taxawaayam doy na sëkk pour mu yor réew waxuma tuuma gox ba tax na bu ñu defee lii li ñu bëgg mooy Tëngéej mu nekk Tëngéej dëkk boo xamante ni dëkk bu suqaliku lay doon ba tax na ñu avancé parce que temps bi bariwul ñu wax ne ñun suñu taxawaay mooy lépp loo xam ne jëm na ci développement moo ñu soxal développement nag bu dee sa bopp kese nga ko yemale li yàq réew mi yaa ko yàq moo tax ñu am vision yu sori yoo xam ne jàpp nañ ne buñ ci tegoo ñëpp mën nañoo développé wu ñu jaaree ko ci jigéen ñi njëkkee ko ci jigéen ñi liñ jàpp mooy groupement yëpp bi nga xamante ni ànd nañoo ñun wala ak ñu àndul ak ñun bëgg développé wu ubbi nañ siège bii pour yéen orientation yi bari na xéewal yi ci nekk bari na ñëw leen ngeen jël ko. dem nañ ci lu financement yi mais am na leneen lu gën a neex yu gën a neex mu ngi ci biir mënuñoo toog fi di ko décortiquer bërki dem rek daanaka ci àll bi laa yendu fanaan ci ay tool ak ay ñi nga xamante ne suma xarit yi nga xam ne ñoo yor ay tool li ñu def mooy
liñ bëgg mooy bépp jigéen booy jeeyaay légumes ak fruits ci biir Tëngéej ay hectares yu dul jeex yoo xamante ni commencé nañ ko produire ñi nekk ci groupement yi boo leen ñëwee formalisé wu ñu jox leen ko ma jël sumay camion mobiliser ko ñu jàppale leen foo leen bëgg ñu yóbbu leen ko fa jàppale leen ba ngeen am li ngeen bëgg. ki nga xamante ne nii nag mooy Seydou Diouf di ñu xamal ne bi mu dalee politique boobu mu ngi toll ci fukki at ak ñett daan ànd ak le défunt Mbaye Jacques Diop ñu daan ànd fu nekk ci àddina ne xam na nag ci wàllum politique loo xamante ne nii waa Tëngéej buñ ko jàppalee rek dina jëmale Tëngéej sa kanam. xamit dëkk bi ndax toll nañ jamono ci liggéey bi ma président Mbaye Jacques doon tënk mu mënoon yónni ma koy demal. su ma demee di ko négocier ci tur Tëngéej loolu laa doon waxtaanee ba tey Tëngéej ci ndaw ñi ba ñu jàppee ne war nañu am stade comme ñëpp yu ñu gazonné am éclairage ñu defar stade Ngalandou Diouf li ñu xam daal mooy ñun jël nañ décision ne dañuy defar suñu liste comme nag élection territoriale ci lañ jëm kon li nga xam ne moo ñu mobiliser mooy élection territoriale yi ñu jëm suñu communication suñu xalaat suñu xam-xam suñu énergie lépp ñu ngi ko jagleel doomi Tëngéej ci nga xam ne suba ak si biir ñoom ñooy fal politique nag kenn comme dañuy wax naan jigéen ju ëmb la du ëmb rek du ëmb day xëy rek aussi comme tollooguñu foofu nañ xaar ba toll fa waaye pour ngir yàlla fi mu nekk ni moom communication bi daal mooy waxtaan ak waa Tëngéej defal leen suñu offre politique de changement pour que convaincre leen ñu ñëw ànd ak ñun ci fi ñu jëm. fële ca Sorano nag la ñuy dem ci li nga xamante ne nii nag mooy formation buy tàggat ay ndaw monsieur Adama Diop moo ko jiite pour tàggat ay ndaw yi yëngu ci wàllum théâtre moom Adama Diop nag di ñu xamal ne formation boobu ci diirub 4 semaines rek lay durer. monté benn structure benn école boo xam ne moom mooy former comédiens yi ak comédiennes les actrices et les acteurs parce que gis nañu ne Sénégal. loolu manque na trop quand on regarde ndeysaan c'est magnifique, on a cette chance-là de voir l'essor des séries, du cinéma. On sent que vraiment il y a quelque chose qui est en train de se développer au Sénégal. Donc nous, nous devons permettre à la jeunesse qui désire faire ce métier-là, nous menons en belle école pour nous faire nous dianguer nan lañuy nekké comédien, nan lañuy nekké actrice, nan lañuy nekké acteur. Donc suñu projet moy monter structure bobu du yomb li ñu imaginer parce que ñu tax a jóg mooy monter projet boo xam ne mën na yàgg quoi doon loo xam ne 2 ans 3 ans bu jeex donc du coup on prend notre temps donc ce qu'on se dit mooy ñu ñëw toutes les pendant l'année là ñu ñëw par des stages de 4 semaines rencontrer des jeunes ñi nga xam ne bëgg nañ former wu ñu liggéey ak ñoom pendant 4 semaines après bu 4 semaines yi jeexee nous on montre le travail. Donc par exemple ce qui va se passer demain à Sorano à 20h on va faire une restitution maanaam mu ne liggéey bi lan lañ def pendant 3 semaines comme ça ñëpp teewee ne on a travaillé quoi liggéey nañ te ñoo ngi ci processus de travail boo xam ne on espère dans 2 ans ñu mën a am jumtuwaay yu nga xam ne moo ñu jàppale ba ñu mën a ibbi suñu ki nga xam ne mooy Alioune Seck di ab responsable politique moom it tamit samp na ab ndëndëm ci élection yi ñu jëgmal ci janvier bi di ci ànd ak ki nga xamante ni nii nag mooy Ismaïla Madior Fall ngir mu jàppale ko ci yooyu les élections. xaar bi yàgg na waaye lu ko jar a ko jar et maa ngi tàmbalee nuyoo bi nag monsieur le ministre d'État professeur Ismaïla Madior Fall di ko sant di ko gërëm ci teewaayam fii ndax am na ñoo xam ni fa ñu toll ci seen barke ak seen daraja ah wax dëgg neex yàlla bu ñu dérangé woo war nga leen ko njukkale war nga leen ci delloo njukkal waaye loolu yëpp daf ko fa bàyyi ñëw taxaw fii ci Tëngéej Tëngéej nag nekk dëkk boo xam ni yàgg na lool. am na loo xam ni moo tax mënu ko def parce que nit ki bu fekkente ne da nga am foo xam ni moom la yàlla jagleel nga sosoo fa dëkk fa am na loo xam ni war nga jomb ñu di ko waxee feneen. man nag wax dëgg neex yàlla concernant département bi dafa am yoo xam ni fay yu bari yu ma gis
ñi ko yor sax xamuñu seen mission ñi koy yer dégg mi may dégg ñeneen ñu koy wax it xamuñu seen mission dégg naa fi sax ay déclaration yoo xam ni dañoo bëgg dem sax jël place maire yi def la ñuy liggéey wax dëgg neex yàlla ku nekk ak sa cër dëkk nag bu fekkente ne da nga nekk ci buntu capital ñun ñu nekk département bi nga xam ni ñun kat waxuma la li ñu boot rek parce que tàmm naa di ko wax Tëngéej bootul dëkk bi kese dafa boot li ko wër yëpp te nga xam ni ci Dakar la taqaloo yaakaar nañu ni waa Kër Massar ak waa Kër Sicap Mbao Dakar la ñuy dem du seen soxla yëpp lañ fay dem fii la ñuy ñëw j'estime que j'ai quand même pour devoir de demander à présider le conseil départemental du département de Rufisque. Moundiaye Cissé nekk directeur exécutif bu ONG 3D ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa ARMP ak waa UNACOIS pour ñu jàppale entreprise yu ndaw yi ñuy woowee PME PMI ngir rek ñaaxaat état bi mu gën a jàppale tamit yooyu le ndaw. dañu jàpp ne tey dëgg la nguuru Sénégal jël na ay matukaay yenn yi ngir PME yi maanaam mooy entreprise yu ndaw yi mën a am accès ci li nga xam ne mooy commande publique matukaay yooyu taxul ba léegi PME yi jot ci marché public yi jot ci commande publique yi ndëgam secteur privé bi secteur privé bi ci au plus haut niveau mooy am ay jafe-jafe pour am accès à la commande publique masse PME PMI yi boo doolee ñu xool na ñun mën nañu liggéey ak ARMP pour xool jafe-jafe yi nga xam ne moom la PME yi ak PMI yi di rencontrer ngir am accès ci marché public yi pour xool saafara yi ci apporter mais looy def da nga koy def ak ñi ngi ko séqal moo tax ñu indiwaale PME yi PMI yi ñu waxaale ñu ñoom seen xalaat ci yan jafe-jafe la ñuy rencontrer ba mënuñu malgré effort yi état bi def yëpp ba léegi mënuñu am accès ci commande publique ñu oowaale aussi ñenn ci collectivités locales yi nga xam ne testé nañ fa programme yi pour xool yan yoon la ñuy jaar ba PME yi ak PMI yi gën a mën a am accès ci commande publique bi loolu moo waral daje bi donc dañ ko def ànd ceex ARMP dañ ko def également ànd ceex UNACOIS ànd ceex secteur privé bi surtout au niveau local. bis bi nga xam ni nag moo dal waa Pastef di ab accident bu amoon rek convoi bi doon jóge fële sa Ziguinchor ñetti nit jotoon saa ñàkk seeni bakkan ñaar ñi di ay doomu Tëngéej kenn ki di wuyoo ci turu Ama Ndaw ñu gën koo xam nag ci 50 ak ki nga xamante ne ni nag mooy Moussa Camara di ñaan yàlla rek yàlla yërëm leen te xaare leen àjjana mbokk yi fi la ñuy ndar képpee xibaar yi di leen ñaanal kendalug jàmm te di ko sàkku ci yéen